invité du jour. salaamaaleykum Rescapé la aka Wéradi Flow aka Lyrical aka Maestro Wéradi ak King of PA maa ngi biir Galsen Stereo, stay tuned. waaw bon je peux dire que bi ma commencé yàgg na j'ai commencé avec sama ay mag ñoom laa commencé ndox musique bi ñu ngi nekkoon ci benn groupe bi ñuy wax Ninki Nanka. Après bon au fil des années après bi ñu demee ñu si bëri si ñoom ñi dañoo bàyyi ñuy voyager d'ailleurs loolu moo indi turu Rescapé bi parce que man ñoom ñoo bokkoon combat bi mais après ñoom dama leen mujj bàyyi ci biir donc man kese maa des ci arène bi c'est ça qui a amené le nom de Rescapé. Après ma commencé dem en solo jot fi def ay quelques compilations wala feeñ ci yenn genre xama émission yoo xamante ni dafa amoon buzz parce que c'était une émission consacrée à l'underground. te bu njëkk ba xam nga mu underground ni amuñu woon occasion di feeñ ci yenn plateau télé donc à travers hip hop feeling ñu bari ci dañuy découvrir ku ci mel ni man ay ñoom Canabasse xam nga ay ñoom Nooneem ak Thieuff ak ñeneen quoi donc foofu laa jaar bi ma jógee foofu 2S ils avaient produit Thieuff après man ñu offrir ma un master de 6 titres bi ma jógee foofu ci la jël bagage yi ànd ak Ama Diop yeggale ko studio Ama Diop génne album en fin 2008 bu tudd dafa jot donc dafa jot tey jii nii ñu génnee Sarax. Banlieusard bi teewal sa gox moom moo njëkk a suscité kii bi c'est-à-dire que dafa am marque bu tudd Banlieusard mais dafa amoon benn son bu ñu tuddoon teewal sa gox boo xamante ni dañ ciy représenté Parcelles parce que dañoo demoon ba si yàgg remarqué ne des fois surtout ci côté collégien ak collégiennes yi ñu doon jàngee ville d'habitude bu ñu ñibbisi dañ doon nëbb seen xarit yi que Parcelles xamam bon moom lañ dëkk parce que bu njëkk ba soo waxee ne Parcelles nga dëkk dañ day ñëw tappal kii quoi étiquette donc man ma ñëw pour galvaniser leen wax leen ne aussi gam que bon nekk banlieusard ne veut pas dire que xam nga que tu es condamné à l'échec donc xam nga li ma la ku ci nekk si ñun am nga sa challenge bopp donc ku ci nekk si ñun bu defee xam nga li mu war a def mën nañ yóbbu xam nga turu banlieue bi kii quoi ci niveau boo xamante ne ku ñu xool daf ñu jox cër donc loolu moo waraloon teewal sa gox après ci la marque banlieusard bi ñëw ci côté streetwear ok kon teewal sa gox. Tournoi Rescapé kuy wàcc amul ana mu yéeg ana Missa 22 Dior premier quart Roba Askeram 22 Grand Médine lay jaar 22 police magasin yana mu gaa 22 Roba Askeram Dior yana mu gaa Dior cinéma waaw yana mu gaa fari jaar yégal police waaw yana mu gaa fari jaar banlieue sax fier d'être que te wala sa gox sa gox yox la ay ca leen ca waar ya ci ba jaaxle yi génn ca mbaar ya banlieue sax fier d'être que te wala sa gox sa gox yox la ay ca leen ca waar ya ci ba jaaxle yi génn ca mbaar ya asalaamaaleykum balaa may tàmbali bër fa di waan lay bëree doog a labali gox bi laay fësal wane melo bi askan bi laay kaasal ak samay mélodie jamono du jippi dëkku ba dëggu doon feram boot nañu siggi dëggu faj ko maak yee doonte mënuñu doon benn ànd fight lenn góor jàpp góor ñu soxale hip hop Galsen la koy maye du ne kenn du rooteeg loxoy neen rek ndaw gisoo ko fenn nañuy organiser ba njëkk ko minimiser yëkkati pënd samp ndel di harmoniser xam nga man yi ci gétt bi jéem a firi lett bi du laax lekk moo tax ma jéem a raay léera bi bége bépp xeef ka old school new school amul ku ma ci xeeb nag banlieue sax fier d'être que te wala sa gox sa go dox yox la ay ca leen ca waar ya ci ban jaaxle yi génn ca mbaar ya banlieue sax fier d'être que te wala sa gox sa go dox yox la ay ca leen ca waar ya ci ban jaaxle yi génn ca mbaar ya waaw sans boobu je n'ai fait que retracer le vécu quotidien c'est-à-dire que li ma doon gis muy nekk di traversé wu ci sama bët que ça soit chez moi wala su ma demee sama kër xarit mbaa ma toog ci mbedd mi di observer wala soit su ma duggee ci car rapide xam nga c'est-à-dire que kii kanam boo gis rek ma am na lu mu lay wax donc calcul mental noonu la demee et la preuve tey jii nii par exemple bi ñuy def son boobu noonu amuñu jabar xamam amuñu dara mais tey dafa mel ni que son bi ci lay soog a bees ñun parce que génération
jamono ji may bind son boobu noonu génération bi ma bokkoon léegi maa ngi ci beneen génération comprendre donc léegi de ce fait responsabilité yi day yokk xam nga lu ma wax mu charge yi yokk de ce fait léegi tu te retrouves beaucoup plus par rapport au son parce que léegi toll nga si xam nga lu ma wax di joxe dépense ñenn ci sa génération toll ci jënd ay couches xam nga la maanaam kii commencé di sentir fardeau métitaayu kii bi quoi am live bi donc xam nga kii quoi c'est un son où je ne suis pas allé chercher loin parce que loo xamante ne nit ñi dañ koy gis mais des fois les artistes ont tendance à vouloir jommal gars yi di wuti fu sori alors que am na loo xamante ni jege na leen xam na la te kii quoi te société bi ci la ñuy gën a gis seen bopp moo tax son bi boo xoolee son bi def na xam nga des années et des années mais chaque fois saa yi mu mbëkkanteeg ñi daf ma naan son boobu da xam nga moo dafa mel ni ko son bu bees la ci man. turu Barak kenn ku góor toog si benn ban ay famem wër ko ay kanam yu yërëmtalu lool njàqare magu kër gi mooy fexe ba dundal njaboot gi. réew maa ngi dox te ñun ngeen koy gëmloo ñun borom kër yi ñun ñuy dëkk ci kërti ak xalaat bi xeetu dundu nangu caani calcul mental moo ñu sonal di ñu stressé. tey ji moom rëcc naa suba nag yàlla xam ndax warum dépense location wa gën a tar xaaxaam guddi gu ne sama jëmm tëdd sama xel wër di fëgg ci bunt bu ne teg si di ma gëdd balaa may nelaw balaa may mën a nokki si ngelaw sama lépp ne selaw foog ma kepp résultat final bi mooy tugal gal gi ngir bañ a suux ci gaal gi maa la ko wax ndax jinaax sax suba ngay gudd fan bari baax locataire bu ne ci huissier ngay muslu te xam ni dépp bool ci borom kër dafa ruslu calcul mental la ñuy artu waaye booba léegi yàlla ñuy suturaal alhamdu. gisoo xale yi ñu toogee. dégg ñu def ñu dara. ma dégg lu mu guddeeg bëccëg maa ngi tësi te dëkk bi neexul jamono dafa tar fu ma ne dañuy muñ xam ne àdduna neexul léegi teel ci ñeent fukki yi bokk bu ko defee nga sombi leen. dépense suba moo ma sonal tere ma nelaw ndekki xale yeeg boolu añ bi foog mu falaw booyaan guddi gi bu ne selaw maak sama xel calcul mental bu dul jeex dépense suba moo ma sonal tere ma nelaw ndekki xale yeeg boolu añ bi foog mu falaw booyaan guddi gi bu ne selaw maak sama xel calcul mental bu dul jeex. waaw après dafa jot bi bon def nañu absence bu yàgg sax c'est vrai xam nga di ci profité waale di xam li ma la di jégalu képp kuy bëgg Rescapé parce que des fois da nga doon toog tout le temps tu recevais xam nga des messages de partout disant waa mais xanaa da nga bàyyi wala yooyu kërëb bon mais c'est vrai que entre temps par rapport ak kii bi ñu doon wax sànq noonu banlieusard bi ñu doon wax c'était une marque boo xamante ni man maa ko doon nekk di manager donc maanaam amul lenn loo xamante ni dama ko doon délégué kenn pour mu defal ma ko xam nga maa doon dem jënd sama t-shirt dem fi ñu koy defaree man maa koy defaral sama bopp jël ko après tas ko ci marché bi donc ce qui me prenait xam nga kii quoi temps bu bari xam nga jël na ma temps bu bari en plus tamit sama ay jaabante diggante Sénégal States aussi joué na ci par exemple joué na ci lu bari xam nga donc loolu la woon bu en vrac en plus tamit album bi amoon ay quelques rëq-rëq yoo xamante ni jot nañ ko si jàkkoonteel par rapport ak mixage bi xam nga mastering bi des fois dem ba pare woon pour teg master bi après données yi tëb xam nga loolu yëpp mais bon je pense que 2017 la ko yàlla tuddoon quoi xam nga. ci ay bon je peux dire ci ay émotions yu différentes parce que album bi am na sax ay son ko yoo xamante ni dama ko bind en 2014 mbaa 2013 comprendre donc c'est des émotions différentes yoo xamante ni moom laa jël dajale ko duppee ko sarax quand je parle d'émotions différentes mooy y a des sons yoo xamante ni période boobu noonu ci solitude moom laa ki nekkoon comprendre ma la parce que kii quoi je ne voyais pas beaucoup de monde parce que xam nga rek quand tu es en retrait tu vois les choses mieux xam la maanaam boo toogee tribune ci ngay gën a miin terrain bi di xam li fay xew xam am na yoo xamante ni bon son yoo xamante ni aussi ci ambiance su nit ku kontaan moom laa ko defee am na yoo xamante ni ci ambiance su nit ku mer xam nga bon ak koo xamante ni nit ku dem ba si àgg débbu solew yooyu noonu yëpp tamit xam nga c'est toutes ces émotions que moom lañ jël dajale ko et c'est ça qui fait le charme d'un album mais nit mënul dëkk ci mer comprendre nga nit mënul dëkk ci kontaan donc ay yéeg la ak ay wàcc donc tamit gam album sarax bi tamit kii ko am noonu la te bon quand on parle de sarax woote la boo xamante ni
ku ci nekk si ñun le peu de li nga yor kenn xeebul dara mooy li ñuy wax naan passant ci gardien wu bâtiment bi ba ci gardien de la construction maanaam ci suuf ba ci kaw xeebuñu kenn ku ci nekk sa astuce bi nga yor jàpp nekk par exemple kii kat boo ko tegee ci ëtt bi askan bi mën nañ ko jëriñoo pour dëkk bi bon tegu ci yoonu émergence bi ñuy wootee ba léegi te mënuñu see tegu ñu ngi lay woo ci kii bi sarax bi léegi man dama ñëw ak sama xalaat yi nga xamante ne jàpp naa lii kat buñ ko jëmmalee mu mën na doxal réew mi yoo tamit da ngay ñëw tamit def sa liggéey maanaam sa waxtu liggéey bu jotee nga taxaw sa poste maanaam ñu war a xëy heure ñu war a jàngale ñu war a jàng comprendre la ku xam luy defar nga wax ko ku xam luy jokkale ay mbokk waaj kii quoi nga def ko ainsi de suite loolu la mais c'est pas que Rescapé dafa ñëw taxaw ne non damay génne album bi pour kii quoi pour sarax gars yi man xam nga tuuti naa ci kii quoi ci sarax gars yi mais damay génne man sama contribution par rapport ak li ma jàpp ne réew mi bu ñu ko ci tegee dina mën a tegu ci yoon kii quoi ñu joxe émergence noonu la demee. waaw gësëm bi c'était un morceau qui voulait faire danser les gens comprendre la morceau bi loolu laa jubloon l'objectif numéro 1 c'était de faire danser ki koy déglu moo xam nag ba xam c'est un consommateur kuy déglu rap kese mbaa koo xamante ne mu ngi déglu rap xam nga c'est-à-dire que je voulais toucher kii quoi large loolu moo tax son boo xoolee gam sonorité bi xam nga elle est beaucoup plus locale comprendre fu ma waxee donc bu ñu waxee kañ yenn la sa stress teg la ci dance floor mooy que ne par exemple comme nit ki bu liggéeyee ba wàcc par rapport ak pression liggéeyam patron bi di ko yuuxu xam na ndax yàqamti ko ci benn délai pression liggéey et tout bu ñibbee gàllem soxna loo xamante ni da koy gësam parce que stress kenn du ko duggaale ci kër par exemple tey li la sa patron di def mu metti la boo ko duggaale ci kër après xam nga gam sa kanamu doom mbaa soit gam sa dëkkandoo ak sa waa kër du neex parce que da ngay ñëw xam nga ak benn genre stress mbaa benn genre mer mais boo ñëwee ñu xam nga jox la gësam bi nga gësam problème yëpp ñu wàcc boo ñëwee après di nga mën a nekk à l'aise ci sa biir gàlle donc loolu la moo waral kii bi quoi gam acca kon ñu mel leen gësam bi kaa ñu yenn la sa stress teg la ci dance floor ndëppal la ba ngay say fekki wéra di flow gësam say fekki be ready flow abonné loola suñuy eat since day one doore guñu dañoo xaaj ci leera show kaa ñu yenni la sa stress ak la ci dance floor ndëppal la ba ngay say fekki be ready flow tëbal ba sa kaw homie sa caaya naaw dang xam loolu ba ñu ne cëpp gisuma la mbaaw dugg fépp gësam woo ko fi xasan kaasal xaasim defal moo feccu la maasam règle bi yomb na nag ndax amul règlement noo ko yëgee noonu la bàyyi zéro commandement step in slow motion dukat ba ci teg temps buri shake wala ras ba watal fondement dajeekul ci zig bi bëri bax ni ginaxu chaîne boo jàpp tegul li zappé sa rajo kaa ñu yenni la sa stress ak la ci dance floor dëppal la ba ngay say fekki bi ready flow abonné loola suñuy eat since day one doore guñu dañoo xaaj ci leera show kaa ñu yenni la sa stress ak la ci dance floor dëppal la ba ngay say fekki bi ready flow abonné loola suñuy eat since day one doore guñu dañoo xaaj ci leera show nga la boo yëgee li may teg bu yem si yëngal bopp mugal mbëkk ki si kanam gësam ki si topp loolu moom je pense que suite logique la rek parce que même ci premier album bi les thèmes qu'on reflétait par rapport ak vidéo yi ni ñu ko doon tourné bon c'est presque la même chose sauf que léegi
peut-être dafa gën a dox parce que léegi mode bi daa gën a avancé entre temps comprendre la mu qualité vidéo yi aussi xam nga kii quoi am changé mais man musuma nangu sax di prôner comme quelque chose qui ne m'appartient pas bien vrai que le hip-hop c'est une culture universelle mais man je me retrouve beaucoup plus su may refléter li nga xamante ni man maa ko uuf su boobaa je serai dans une situation confortable boo xamante ni képp ku mën a ñëw dinaa mën a jëflante ak yow mais tey par exemple su may def yow li ngay def su ma taxawee sa kanam du ma mën a am baat moo tax même suñu demee di def par exemple des sessions d'entretien yoo xamante ne dañuy présenter suñu projet d'album mbaa suñu musique wala soit suñu concept devant des Américains mbaa devant des universités je me sens fier parce que li may def xam naa ko te maîtriser naa ko comprendre la mais tey su ma doon ñëw par exemple di leen ñoddi kaanam mbaa di am loo xam ne dama leen ñoddi su boobaa je vais sonner ridicule et c'est pas que je l'ai fait juste pour ñoom leen neex mais man loolu laa yàgg kii quoi am prôné. laaj nga laaj bu ma neex tey jii nii album Sarax mën naa wax ne fu ma ko teg par rapport ak képp ku génnee album que ça soit 5 ans en arrière ou bien 10 ans en arrière su ma taxee sa kanam damay fudd par force mënoo ci dara parce que gars yi dañoo namoon thème comprends c'est-à-dire gars yi namoon nañ xamagam ku leen di wax par rapport ak li ñuy dund di ko teg di ko teg ci ay thèmes pas seulement sur Ego Trip bon mooy li ma doon wax te album bi c'est un album qui a te au début sax gam challenge bi loolu woon bon je voulais un album bu amul woon Ego Trip moo tax single bi ma génnee bi tudd wax ko sa waakoon boobu dama koo jël maye ko parce que bëgguma woon mu bokk xamagam ci album bi beneen bi si nekk mooy yeesal sàpp yi gars yi ma ko forcé sax mais man je ne voulais pas Ego Trip ci album bi je voulais faire carrément différence c'est-à-dire que maanaam indi la thème loo xamante ni morceau bu ci nekk mën naa la may d'ici suba waaye nga koy nekk di déglu xamagam te doo ci kii quoi comme d'ailleurs en plus qualité musicale bi mu ngi fi contenu bi mu ngi fi bind bi mu ngi fi parce que beaucoup de gens pensaient que par exemple ak kii bi absence bi gars yi xam nga mu res bu ñu nee dafay kii dawe te xamuñu ne gënuñu maa dégg boo xasee ba dégg benn yoon loolu kii loo mënatul dañ donc li gars yi def waaye dàquñu ma ko sauf que je veux être différent moo tax des fois je fais les choses mais de la manière dont bi nga xamante ni moom laa koy nekk di sentir par rapport ak tamit man mi nga xamante ni moom laay nekk di prôner selon ma vision ci hip hop kii bi quoi am Galsen comprendre donc Sarax c'est un album vraiment différent de par les thèmes de par la musique de par l'écriture et de par le contenu comprendre donc Rescapé bu ñëwaat la mais ci xamagam ci yeneen kii quoi am anam. ok waaw na rafet bi li ñu ci jublu rek mooy tiitaroo li nga xamante ni ñu si bari tey dañu koy taggee Sénégal mooy c'est-à-dire que cohabitation bi am entre religions yi ethnie et tout comprends Sénégal c'est l'un des rares pays boo xamante ne par exemple nit du jóge feneen di voyager ñëw fi ñu naan ko non moytul fii xam nga li ma la wax mbaa moytul fële léegi nag dafa fekk tey jii nii kii cohabitation bi am entre religion yooyu noonu ak ethnie yooyu dafa doon loo xamante ni xam nga dañ ko war a sàmm mais bu ñu ko sàmmul tey ñaan moo ko yàlla mais des fois di nga kii balaa nga xam valeur dara kii quoi ni ñu koy waxee nga perte ko comprendre donc xam nga loolu la ñuy wax que ne na gaay sàmm loolu parce que tey loolu moo waral équilibre social bi am ci dëkk bi te da ngay gis feetu Pâques musulmans yi di yàkkal kii ni ñu koy waxee gam chrétiens yi di yàkkal musulmans yi moo tabaski ñun tam ñun ñi nekk di yàkkal kii quoi gam chrétien et c'est ça qui fait le charme tey jii nii loolu moo may Sénégal apaisement kii quoi gam social boobu noonu xam la tey mën naa ñëw tardé añ ñëw dugg sa gàlle añ yooyu noonu amul Europe doo ko gis xam nga ma la wax doo ko gis feneen moo ci yeneen dëkk yu Afrique yi yaa ngi gis par exemple xam nga auto yi ñu ngi doon jéem a noot tout si mbaa soit religion yi xam nga ñu ngi doon nekk di xeex yooyu noonu donc tey jii nii bu Sénégal amee particularité boobu xam nga dañ ko war a jël kii quoi am sàmm ko parce que ci jàmm la lépp xaj moo waral ma ñëw après indiwaat xam nga sant yi maanaam xam nga kalanti bi yëpp gam et tout te en plus loolu la ñu reflété ci vidéo bi en fait kon na rafet di ko may Rescapé family bi yëpp ak Sénégal na rafet. Music.
is no prosperity without peace, and there is no future without culture. You feel me? Mooy ci lii ñu moom, gëm lii ñu doon. Again and again and again and again and again. Mooy ci lii ñu moom, gëm lii ñu doon. Jotali xibaar fexe ba mu tasar kaddu maga ma yónni dugg kër ga àgg jaba ba ci ruq jotaay sele ba yónni jóg njël indi dem sede tax jamonoy tey ma woo lal basang seddale ba yët na biir ñu nafar mokkalandoo mbokku mekk yaa ma dinañu sori na ba wees fu bët seen ku afiya sang sutura ba minde foo koy futi yaramu neen di nga wëri feneen dang dangi ba nagam li am ci mim réew baram du ne copp ci bërëb bu ne mel ma ne digal jeew wara penk ndagu soow dal jàmm naan sa këlu soow askan lu ma ci gaal na ma teer amul sikk foog ñëpp joow tappe xoli def ni puso tàggat xeli nootu diisoo door fa yotaas jotaay yi la wër mun a am selu na gisoo nañu gën a gëm lu ñu doon sàmm li fi des ba du naax saay ku ci ne na bay sa waa te sàmm taaru suñu Sénégal njaay rataxal li jokkale xeet yi lu ñëpp bokk boo ci yàbbi na nga tey kese li ko rekk doom ak xarit fu fi na nuyoo ñëpp sey mooy ci lii ñu moom gëm lii ñu doon again and again and again and again and again mooy ci lii ñu moom gëm lii ñu doon hey taju hands together lika taru mata sama taju hands together jokkale bi mooy jàmm 24 mars aussi am na date bu ma war a def fële à New York avec Gaston incha allah boobu c'est pour le 24 mars xam nga bu soobee yàlla en collaboration avec Cornell University donc pour l'instant daal ñaari dates yooyu mooy dates yi gën a jàmp. yee concept bi j'aime bien xam nga parce que quand les gens regardent man bi ma ko doon seetaan naa bu Morgan bu ñoom Rifu ak ñeneen xam nga j'ai bien aimé le fait que xam nga bon doo gis kenn xam nga c'est bon c'est un plus comprendre fu ma la waxee man pour man noonu la sa bu émission yëpp niroowee après day mujjee doon xam nga routine donc boo seetaanee benn t'as plus besoin de seetaan beneen donc ku ci nekk il faut nga leen di sa touche comprendre la donc que ça soit ci émission yi que ça soit ñun tamit ci musique bi nga xamante ni que moom la ñuy def mais tant que indiwoo une touche personnelle par rapport à ce qui se passe da ngay ñëw rek ñu boole ci loolu te tant que ñu ngi lay nekk di boole ci loolu doo mën a fës donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax di joxaat gars yi rendez-vous ci kanam incha allah ci biir camp sapeur bi ñu boyal sapeur bi xam nga malgré que ñoom ay fekkatu lakk lañ mais lakk bi moom mënuñu koo fay loolu moom mënul nekk xam nga donc ñu ngi woo ñëpp di bëggee ñëpp xam nga di bëggee tamit mention spéciale Rescapé Family bi parce que wax dëgg yàlla liggéey nañu liggéey bu rëy ci kii bi quoi ci événement bi et aussi xam nga tout ce qui contribue à jëmal kanam liggéeyu Rescapé donc ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal xam nga di leen jaajëfal yéen di bëgg hip hop Galsen di wax gars yi na gars yi leen jëndi album Sarax bi c'est du lourd jaay njël. New vidéo. Yeah, it's your boy Elizio from Jambon Community. Yeah. And I go by the AK of Gentleman. Yeah. Chaque jour dañ may caméra fresh ni ku jóge Canada ku ma song di nga sangoku lu muy flow Kamehameha je suis dans le building que jamais là soo baa ngi yëngal sa favela rappeur yi bossé comme Pamela naanal ñëw sauvé comme Pamela bro laa su may génn hit thug life si samay enemies soob man duñu jegiti doob laa la ma jóge ci gisaguma motherfucker bu mu mën a fàttaloo samay origine bu ñu bëgg bouquet gratuit dafa fekk xama ko sama mënatin réewan na jaru te jaay du talent de kenn du ko jël may déglu may jaay ndax man la may jaay di rëb yàlla ji rekk ñu tiim moo tax yàlla ji kenn du ko nëbbatu waxkat yi xeebuñu dara defal ñu wax defoo ñu kebetu fils man jaay mu béygoru ghetto pour jaay sama disque non tabaski seeñu sa rappeur di raay sama biir tabaski flow dem làqatu kaaw ba terewul maa gën a siiw
mais lan mooy sa saafara free defal sa job bés dina dox kenn matul ci àdduna gëmal sa bopp ma ne gëmal sa bopp boo tooñee nga jéggalu boo tooñee nga jéggalu boo tooñee nga jéggalu loolu gentleman 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 xam naa li parcours gentleman sa benn pexe mënu ñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek kenn gënu ñu nekk gentleman 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 xam naa li galeeru gentleman sa benn pexe mënu ñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek loxo ci kaw bari gentleman loxo ci kaw bari gentleman 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 xam naa li galeeru gentleman yeah gentleman yeah li ma def lu bees sama définition sama ñaanu mère sama bénédiction yaa ñaanal ma def leen lu xees moo gën ngeen ne fi di coow wallaahi da ngeen a yem nit ñi moos ama gentleman amul benn man bu may cëqaleeg sama bopp artiste bu mel ni man dootoo ko dégg fenn sama rak dootoo ko dégg fenn yow mi doon jéem a mel ni sama clone dootoo ko defati doom léegi génn leen sama domaine xoolal kenn du la génne ci sa merde loo fi sombi dinga ko naan amul desal amul gedd flow bi amul mel ni catholique bu signé takk ñaareel indil gaay yi daanu rap li mooy rap li leen di daanal indi lu bees concert yi fees aki moo yam bàyyi la rees Découverte. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ma la DC from Mbao artiste rappeur maa ngi débuté sama carrière en 2012 waaw doxaan mooy convaincre sa public convaincre Sénégal convaincre àdduna waaw si sama talent si lépp ak tamit samay fans quoi dox ànd mu ngi tekki ñu dox ànd quoi. Découverte. Infinity Record. This year, dan kan ma kale woon this year, dan kan ma kale woon dëgg neexul suukar leen ko balaa weex ma leen ma suul nekkuma seen ceeb bu weex lu ngeen foo da ngeen ma kale woon nekkoon ci xel wa réew ba yëpp ya moo ko tey saan bu teew xew réew ñu ni nax moo ko tey seen bu ma yëg ba wàcc nga xam kenn consulat yaa gën a tële sunu consulat sampal mën nañ gis sa bopp ci diwlin bu sens wane si kaw danañ kaas si pet innocence lambi golo kàppi sunu biir amul benn sens waaye comme que noonu ngeen ko seet ak ca bon sens bés bu set ma gis lu tekki sama ngemb set ñu si nit ñi la gëmba dëkkee firndal defal ma tabalaat ma sa gemb woon la ñu jëli taxamti ku leen jëli yi ku bëgg singali takk leen ma si njëli yi la loxo yi jóg ma lay xool dama la ba dama sa xool dama la ba 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 love you dama la ba ma tee si teen bi ne am naa talent comeback ala on back mënuñu ma tere comeback ma sab gaay jarul may tëggaat sam back saison di ibbi te déggoo am naa comeback wow ndeysaan hey lu la yàlla may gërëm ma ko sant bañ di ko dindi lu la yàlla may waaw ndeysaan est-ce que duma bàyyi dee fi R&B xame duma dem back R&B sa bañ a gëm xar fa ku fa si ënd ngay nëb yaa ku fa number one la ñu jëli taxamti ku leen jëli yi ku bëgg singali takk leen ma si njëli yi la loxo yi jóg ma lay xool dama la ba dama sa xool dama la ba 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 love you dama la ba bés bi seen bësa bés bi seen bësa warul ambassade tey faw ñu def feet boot leen DC ñaq yi DC Washington DC ak zéro def feet bés bi seen bësa bés bi seen bësa warul ambassade tey faw ñu def feet boot leen DC ñaq yi DC. Découverte. waaw suñu projet à venir am nañ 2 événements le 14 février ak le 13 mai incha allah.
di char waa Mbaaw di char gaay yëpp Aziz sama gaay waa staff bi club DC bàyyiwuma kenn maa ngi char ñëpp di bëgg ñëpp di kontaan tam si émission bi waaw Galsen Stereo waaw